jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës benn ponk lay doon jàngoro ji di coronavirus ak itam dogal yi nga xam ne jël nañ ko ci xam ngeen ne saa su nekk li mu ko doomi aadama yi nga xam ñoom ñoo am bile doomu jàngoro day yokk lu tollook juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay test nag def nañ ko juróom-ñaar ci ñoom ñoo am bile doomu jàngoro itam tax na njiitum réew bu Sénégal daal di jël ab dogal daje ci ñenn ci ñi nga xam ne rek ñoom la séqal langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi ku ci mel ni Idrissa Seck Malick Gakou Ousmane Sonko ba ci sax ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall la ñu waxtaanee dañ leen ko digtal ci yile jotaayu xibaar wax ci dem bekk dikk bi ak itam dogal yi nga xam ne rek jël nañ ko jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowee nag di artu ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur yi ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di client yi ngir moyu bi la feebar war nañ dëppoo ak rek li nga xam ne moom la yoon tëral bokk na ci rek di sol ay gants masque yenn ci ay gaaru ceer dañ ko tëj ràpp couvre-feu bi nga xam ne rek njiitum réew bu Sénégal xamle na ko ni ki démb képp koo xamante ni dëppoowoo ak loole dañ la tëj lu tollook 2 weer jàpp 2 ati kaso daal di teg itam ay daan ci sap ndodd lu tollook 4 junni wala bokk téeméeri junni si suñu ay koppar wax ci leneen jàngoroy coronavirus ab waykat woo xamante ni daal dina koy faat di wuyoo ci turu Manu Dibango di doomu Cameroun kile nag xam-xamam màccoon lool ci li nga xam ne moom moo di ab way suñu ab ndaw Fatou Kiné Deme daañu xamle ak ki nga xam ne rek moom moo di Manu Dibango mbokk yi lii lépp ay ponk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram. jërë ngeen jëf mbokk yi ma nuyuwaat leen xibaar yi li ci gën a fës dina bokk ci jàngoro ji di coronavirus lim bi nag daal di yokkuwaat ci rek la ñu jotoon wàññ lu tollook juróom fukk ak juróom-ñeenti test la ñu def mu mel ni nag juróom-ñaar ñi ñoom ñoo ci am jàngoro ji di coronavirus docteur Aloyse Waly Diouf di directeur bu cabinet bu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal. Ministère de la santé et de l'action sociale. jot na résultat examen yi nga xam ne génn na ci laboratoire bi ci résultat yooyu 59 tests la ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif ci biir juróom-ñaar yooyu ñetti cas importé lañ ci am maanaam mooy ñi nga xam ne dañu dugg ci biir réew mi ñu am ñeenti cas contact yoo xam ne suñu équipe yi ñu ngi leen doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor seen wërgu yaram mu ngi jëm kanam ci bésu tey 86 cas déclaré nañ leen positif ci 86 cas yooyu 8 juróom-ñett wër nañu ba ñibbi seen kër mu des 78 yoo xam ne ñu ngi encore sous traitement. bile jàngoro di coronavirus tax na ñu daal di samp ab état d'urgence nag yenn ci dem bekk dikk bi daañ ko aaye waaye itam dawalkatu ndaamaar yi war nañu méngook yenn ci ay digle yoo xamante ni daañ ko tëral lu mooy loolee nag ay daan daañ ko teg seen ab kaw jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu dem bekk dikk bi fii ci réew bu Sénégal mi ngi doon jannoo ak way taskatu xibaar yi Pape Fara Ñing ak ay ndogal yu am solo moom lañu jël ci wàllu dem bekk dikk bi fii ci biir réew mi ngir nag ba dakkal li nga xam ne moo nekk coronavirus ci wàllu bus yi minibus yi ak autocar yi fi ñu toll nii teg nañ leen bët bu baax a baax ne nañ chauffeur ak ñi nga xam ne ñoo ciy dugg faaw ñu méngoog li nga xam ne moom lañ leen wax. moo tax ñu ne léegi oto yi xam nañu dafa am ay carte grise yu ñuy affecté ay place ci oto yi moo xam oto transport privé la yaa xam oto transport public la mais oto bu nekk ci sa carte grise wax nañ la ne nangami place nga yeb. place yooyu dañu koy wàññi à moitié maanaam bu dee oto boo xam da ngay def 35 places léegi 12 places ngay def wala lu wàcc ci wàcc bi bu dee oto boo xam da ngay def 20 places léegi 10 places ngay def bu dee 25 12 places ngay def taxi yi nga xam ne aussi dañ nekk taxi urbain di daw amoon ci seen carte grise 5 places autorisées taxi yooyu léegi ñetti places la ñuy def y compris place su conducteur bi képp ku dugg ci oto buy def transport public
wala transport privé ñaan nañu la pour nga def masque parce que loolu moo lay aar mooy aar ki nekk ci biir oto bi mooy aar aussi askan bi. yenn gare routière yoo xam ne état bi reconnaître ko ak njënd meeg njaay mi nga xam ne moom moo doon am ci bërëb yi yenn gaar yi yëpp dañ koy tëj. ci gaar yi aussi gis ngeen ne gaar yi lieu de regroupement la maanaam commerce administration lu nekk fay nekk ci biir gaar yi donc loolu tey nee nañu dañu koy dakkal pour éviter justement regroupement yi donc gaar yi dañuy interdire regroupement yi fa nekk ak njaay mi nga xam ne dëppoowul wala en tout cas c'est pas lié au fonctionnement des gares. ministre bi yor wàllu dem beeg dikk bi ci suuf daan nañ nag artu ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur si ne bu ci kenn yokk li nga xam ne moo nekk paas yi. wax naa ne mesures yi yëpp warul indi benn augmentation de tarif dina am nag ay sooxe ci transport opérateurs yi ku doon am fukk boo moytul juróom ngay am te loolu dinañ ko prévoir parce que def nañ benn comité de veille boo xam ne nii ñoom ñëpp ñu ngi ci biir waa AFTU ñu ngi ci biir syndicat transport ñu ngi ci biir opérateurs yaa ngi ci biir usagers yi ñu ngi ci biir. pour ñu mën a saytu perte boobu nan lay toll ci gare routière yi. bi muy janoog taskatu xibaar yi maître Oumar Youm daal mu ngi xamal ñi nga xam ne moo nekkee clients yi ak chauffeurs yi ñu sàmmoonteeg lii di digtal yi su ko defee rek ñëpp daal di mën a mucc ci feebar bi. Pafara beneen ab dogal bu ñu jël ngir mucc ci wowule tawat bokk na ci couvre-feu bi nag képp koo xamante ni dëppoo ak lu ni mel daañ la tëcc lu tollook ñaari at jàpp ñaari weer jàpp ñaari at kaso ngeen baal ma daal di teg itam sab ndodd lu tollook ñeenti junni jàpp téeméeri junni ci suñu ay koppar bokk na ci ki ko xamle di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew Aly Ngouille Ndiaye Pafara ñi ngi moom moo teewlu ay kàddoom ñu seetaan. bu 8 heures xasee jot ci ngoon ak fan yii di ñëw 8 heures ba 6 heures dañuy tere nit ñi di dem di génn donc kenn ku ci nekk dañ lay wax nga toog sa kër loolu li ko waral jàpp naa ne ministre de la santé expliqué na ko bu du benn du ñaar feebar bi li koy joxe ñi koy vecteur yi ko yóbbu mooy nit ñi dem ak dikk. loolu weesoo it xam nañ ne transport demlante ak dikkalante également bokk na ci liy yóbbu virus bi quelque part bokk na ci li koy toxal mu jógee ci benn bërëb dem ci beneen. transport également interurbain comme ni ngeen ko xamee mooy jógee ci garage yi diggante dëkk ak dëkk transport yooyu tere nañ ko. c'est valable pour transport en commun c'est également valable pour ñu yore seen oto bopp. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs. couvre-feu ak état d'urgence nag mu mel ni ñu bëri ci askan wi ñi leen nag bu ñu xamee lan lay wundu ñasa des itam xamuñu ko ba tax suñu ay ndaw Alhassane Ba ak Mohamed Sow Dieng daal di leen di tàll suñu ab micro ñu teewlu reportage bi. duñu xamut dara ci li nga xamante ni mooy couvre-feu wala ab état d'urgence wante nee na ak li ci mënti am mu ngi jàppale action yi nga xamante ni président de la république mu ngi koy teg ngir xeex coronavirus. comprendre nañ tamit na ko comprendre nañ dañu jël seen matukaay comme lépp loo xamante ni dañuy aar dañuy sàmm ñu taxaw ci loolu. wuuteeg Cheikhou mi nga xamante ni jot na dund ci ab réew mi nga xamante ni couvre-feu mës na fa am. mais loolu journée lëmm la daan doon par rapport ak Sénégal xamante ni guddi gi à partir de 18h wala 20h ba 6h du matin loolu ku ne mën na kaa muy quoi te tamit nekkul loo xamante ni dañ ne day am ci at mi wala day am ci weer bi yëpp durant 12 jours la tey jii bu ñu yàlla dimbalee balaa 12 jours yooyu noonu cas yi wàññeeku sax ñu delluwaat ñu ñëpp suñuy activité quoi. boulevard de la République circulation bi tane na ak ni mu doon faral di mel ay taxi ak ay particulier daanaka ngay faral di nemmeeku bu weesoo jaaykat yu ñu gis ci trottoir yi Babacar moom ab taximan la jàpp na ni clientèle bi sax ci boppam daanaka wàññeeku na mu mel ni kon Dakar waa yu bëri ñu ngi seeni kër génnuñu. feebar bi moom moytu rek moo ci baax quoi waaw dina métti nag mais ñu muñ rek waaw te moytu client moom day furaatu rek client moom amul moom waaw ñàkk a mën a toog rek. ba ñu demee ba tëj église yeeg jàkk ya si la ñëpp waroon a xam ne lii l'heure est grave nit yi nag dañoo war a toog seen kër. dama jàpp ne loolu mesure la boo xam ne ça concerne tous les citoyens sénégalais te lu mooy suñu kilifa. te defe naa mesures yi toll na bu demee ba jël ko c'est pour le bien de la nation donc di invité ñëpp rek ñu respecter mesures yooyu. citoyens yi nga xamante ni jot nañu dajeek ñoom nag rafetlu bu baax
dogal yi nga xamante ni président de la république jël na ko li ci des nag mooy ñu fexe ba ñëpp manko nekk benn say fexe nag ba xeex li di coronavirus. Alassane boobule état d'urgence nag lan la wundu ak nag fexe ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalais yi daal di koy xam loola itam tax na suñu ndaw Ibou Diouf daal di koy faram-fàccee ñu seetaan. njiitu réew mi Macky Sall yëkkati démb li ci gën a fës di état d'urgence loolee nag ñu yëkkati ko parce que yéen yokk ci li nga xam ne loolu la ñu sumb ngir jële fii lii di coronavirus ngir xam li mu wundu di état d'urgence ñëwaat ci li ñu duppee loi 69/29 bu 29 avril atum 69 ñu ñëwaat rek ci cas d'urgence yi nga xam ne rek nguur gi danañ ko faral di jël ngir lépp loo xam ne wàllu jëflante dem beeg dikk ñu mën ci teg loxo nag liñ ci jublu waanaam indi kaaraange wala sax ci jamono ji nga xam ne dafa méngoog li ñu duppee balaa bii di coronavirus ñu mën ci taxaw bu baax a baax dakkal li ñu duppee propagation bi loolu tamit ñu ne ngir mu mën a am rek faw ñu tere li nga xam ne mooy ndaje yi yenn réunion yi ak itam dem beeg dikk bi mu wàññi ko bu baax a baax ci état d'urgence boobu sax xaatim nañ ko jaarale ko ci li ñu duppee article 58 bu constitution ñu ne ci alinéa premier chef de l'État moom noo am ndogal li nga xam ne rek noonu la administration doxee mu fas ko yéene jaarale ko ca nam ko sóobe ñu ne nag dinañ fexe ba képp koo xam ne rek da nga yore woto ñu dakkal dem beeg dikk bi wala sax ñu am loo xam ne rek dinañ ko def ngir lu mënul ñàkk nu def ko ca article 2 ba ñu ne nag képp koo xam ne da nga jéem a salfaañi yoon ba moyul dinañ dal sa kaw ñu ne nag loolu sax moo tax ñu tere li ñu duppee cortège défilé manifestation ci kaw mbedd mi wala si yenn bërëb yi ñu ne nag képp ku ñu jàpp ne rek disposition yu ñu jël da nga ko bëgg a salfaañe boo moytuwul dañ lay assigner à résidence fii ci Sénégal nag ñu ne amal nañ ko ñetti yoon ci suñu taarix atum 1969 ak président Léopold Sédar Senghor atum 88 ak président Abdou Diouf gannaaw ñaar fukki at ñu amaat ko njiitu réew Macky Sall mu yemook atum ren ji ak li ñu duppee coronavirus ñu ne nag képp koo xam ne rek ci jamonoy état d'urgence mi saxawu ko ba muy tuul bu dee ab dawalkat nga sa woto boobee mën nañ ko yóbbu fourrière wala sax ab dawalkat boo xam ne rek dafa bañ ñu contrôler ko loolu tamit yoon mën na dal sa kaw ci article 8 bi moom autorité administrative yi mën na tere li nga xam ne rek mooy aéronef yi gaal wala bateau ñuy dox ñu leen soobe ci article 21 ñëwaat ci infraction yi ñu ne nag képp ku dëppwul ak li yoon wax ba muyul rek dinañ dal sa kaw jaarale ko ñaari weeru kaso ba ñaari at ak amende bu ñuy xayma 20 000 jàpp 500 000 francs bés bi nga xam ne rek loole lañ war a dakkal li di état d'urgence njiitu réew mi Macky Sall moo koy fësal ñuy fàttali taskatu xibaar yi ne article 10 alinéa 2 bu constitution bi day ñëwaat ci li nga xam ne rek mooy loi relative boobee ci jamonoy état d'urgence am nañu maqaam saytu seeni liggéey xool la ca jub ak lañ ca war a gàgganti. bi la jàngoro di coronavirus daal dinay tax njiitum réew bu Sénégal daal di wóolu ñenn ci ñoo xamante ni ñoom la séqal languk politique bi bokk na ci Ousmane Sonko ba mu jàkkaarloowee ak moom daal dina koy wax rek ne koppar yi ñu ficci ngir daal di dimbali askan wi jàpp na ne dafa tuuti loolee yi day ay kàddu Ousmane Sonko ñu teewlu ko. ñun suñuy réew dañoo néew doole gi nag dafa law ci lépp ba ci suñu banque centrale gis ngeen banque centrale Europe wala bu États-Unis ay milliards la ñu génne ñun suñu banque centrale mënul génne xaalis mu des ñun lu ñu war a mën a ut ci suñu bopp li ñu jëlee ko suñu lempo mooy suñu budget la leen ñu dem jéggaani ko mooy lebi yooyu itam laaj nañ ci ay laaj mu am lu ñu ci waxal ñu dellu siwaat am lu ñu laaj ci lu jëm ci lu war a jàppale Sénégalais yi 50 milliards yi jàpp nañ ni dafa xaw a tuuti am na lu ñu ci waxtaan également ba tënk ko ak yeneen yoo xam ne ni ma ko waxee ci tubaab bi defe naa jarul ma koy faram-fàccewaat yëpp ci détail waaye li ma mën a wax rek ci tënk mooy li ma waxtaan ak président Macky Sall mooy lii su ko defee mooy dafa bëgg consensus am ci gestion crise bi consensus bi nag nun xaaruñu lii ñoo ngi ci tànk jàpp nañ ni mesures yi ñu jël mesures yu baax la.
keneen koo xamante ne ni ki tey ji ci suba teewoon na ca palais bokk na ci Idriss Seck moom moomee nag li mu xamle rek moom moo di dogal yow yee njiitum réew bu Sénégal bëgg jël da koy rafetlu bay sàkku itam ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy yeewoo ci fii ci mim réew ñu daal di méngoo ak lu ni mel ay kaddu yu dëppoo kenn ku ko yëkkati bokk na ci Khalifa Sall di sàkku itam feebar bi di coronavirus ku nekk ci askan wi daal di ci sóob loxo ñu teewlu ay kàddoom. Sénégal moo woote àdduna bi yëpp sax la lii dal mais li nga gis comme lecture mooy que ni ñëpp xam nañ ni ànd booloo juboo déggoo mooy lii solution mooy réponse mooy solution ba tax na ñu ñëwoon wuy si ci loolu waxtaan wi ñu waxtaan ak président ci loolu la sukkandiku nan la ñuy fexe ba pandémie bi Sénégal mën ko affronter ba doon affronter ko de manière efficace loolu la ñu waxtaane du li nga wax kilifa nag ngay génnee ci biti mais li am solo mooy rafetlu nañu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko yaakaar nañu gëm nañu sax ni ça va dans le bon sens c'est les bonnes mesures et que su ñëpp taxawee juboo déggoo ànd yàlla mën nañ ci may ndam parce que looloo am solo. mu nekkoon ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall mu mel itam woowule waxtaan pënd ba wureegul ba tey ndax ñenn ci ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci làngu politique bi ñu ngay wéy di fa dem bokk na ci Serigne Mansour Sy Djamil Cheikh Bamba Dièye Mamadou Lamine Diallo Pape Diop ba ci sax ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour ma nga jamono yi foofee nga xam ne moom moo di ca Palais mbokk yi ñu des ba tey ak jàngoro ji di coronavirus dem foofee nga xam ne moom moo di ca Tëngéej mu mel ni ñaari doomi aadama am nañ li nga xam ne moom moo di bile jàngoro ki xam ne lu ni mel di préfet ba tax itam muy sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askan wa fa yeewoo ñu daal di dëppoo yenn ci wàllu cet gi ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Seck def nañ ci ab reportage bu yaatu. gannaaw bañ ko fi nemmeekul woon ba jàngoro ji tàmmalikoo ba léegi Tëngéej nag dalloo ñaari kaam yu jëm ci wàllu jàngoro ji di coronavirus ki nga xam ne nag di préfet bu département bi gannaaw réunion boo xam ne bi comité local de lutte contre le Covid-19 amal nañ ko. bi nu xoolee situation bi ci département bi mënoon a wax tey ni fii ci Rufisque am nañu ñaari cas yoo xam ni diagnostiqué nañ leen ñu nekk ay cas yu positif loolu nag lu muy wund mooy fii ci Rufisque war nanoo changer doxalin changer xalaat changer comportement mooy lan fexe ba tegtal yi nga xam ni moom la waa kër docteur tegtal pour ñu aar suñu bopp tegtal yooyu tey képp koo xam ne yaa ngi ci Rufisque nga fexe en tout cas conformé wu ci tegtal yooyu. lu ni mel nag moom moo tax ba autorités yi nag génne li ñuy duppee les gros moyens jaarale ko ci opération de saupoudrage bi nga xam ne bii sous-brigade d'hygiène bu Tëngéej moom moo ko amal. Nous sommes un service de prévention le service d'hygiène mooy comme rek bras armé du ministère de la santé en matière d'hygiène donc ñu ngi xeex soldats yaa ngi nii ñu ngi xeex guddi ak bëccëg comme ni nga ko waxee ni depuis ce matin la ñu jóg te heure bi aussi ñu ngi ci terrain bi demee incha allah dañu ànd ak waa service de commerce xeex loo xam ne la vente de denrées sur la voie alimentaire sur la voie publique concernant le pain. te ñii di autorités yi ak ñii di élu département bi daanaka message bi benn la. mosuma gis docteur ñëw sëriñ toog ne aaye bi lii la docteur ñëw weddi ko kon nag parce que sëriñ bee aayoo aaye kon nag li docteur bi wax bu ko kenn jéem a weddi nañ ko topp ci loolu te xam ne li tax muy wax xam-xam a tax muy wax. ñoom ñëpp nag ñu ñaan lii di askanu Tëngéej ñu dëppoo diñ leen tegtal ci wàllu règle d'hygiène waaye tamit ndogal yi nga xam ne nii njiitu réew mi annoncé na ko. weneen diiwaan jàppaleen ca Sikicoor nag jamono yi may wax ak yéen ñetti ci ay doomi aadama am nañ jàngoro ji di coronavirus ba tax itam comité régional ba nga xam ne moom mooy saytu wàll wi di sàkku ci askan wi rek ñu gën a baral seen ab loxo daal di xeex itam bi la jàngoro Boubacar Diassi Lamine Mandian. jaraaf bu Ziguinchor wax fii jàngat bi mu def gannaaw bu mu seetaanee discours à la nation bu njiitu réew mi Macky Sall. Sénégal pour ñaar la ak ñett. mais weesul loolu ci ay circonstances yoo xam ne ay circonstances yu grave la te bii aussi circonstance bu grave la donc loolu mooy que dañu nekk ci situation exceptionnelle nit ñi nga xam ne que lii lu grave la parce que feebar bi mi ngi law fu ne te lu xejul ci
dëkk yi mag a mag yi nga xam ne mu neen di daaneel ñu ngi rey ay nit ñu bare defe naa loolu mënul en tout cas ñun peut-être benn voyage ñu def. Abdoulaye Baldé di rafetlu it mesure d'accompagnement yu chef de l'État Macky Sall jël. oui fonds yi d'abord si beneen si seen ay secteurs yu bare d'abord pour soutenir entreprise yi la wax nañ ne aussi dina am 50 milliards yoo xam ne daf koy jagleel alimentation soutien aux familles soutien aux ménages je pense que loolu am solo la ça veut dire que xam na ni que mesures yi peut-être yoo xam ne ministres yi dinañ ko jëlee seen bopp peut-être koy permettre ñeneen ñi ñun toog seen kër. ni ki Abdoulaye Baldé citoyen bi daal dina rafetlu mesure du chef de l'État jël waaye mu yokk ci ni Macky Sall war na cee mën a yokk yeneen mesures yu bees ngir mën a gën a jàmmarloo ak coronavirus. combat bi bu ñu ci soobee danañu ko réussir mais nag état bi mooy war a njëkk a commencer par Macky Sall mu dissoudre mairie yoo xam ne seen mandat jeex na mu arrêté ko président mu defee loolu ba noppi wàññi lii mu gouvernement bi mu dissoudre haut conseil mu dissoudre conseil économique social et environnemental parce que tollu nañ foo nga xam ne caaxaan jeex na. Abdoulaye Baldé it am yenn ci ay mbébét ngir mën a gën a xeex jàngoro ji di coronavirus. parce que jafe-jafe am na wax naa ko fii léegi ñun si suñu problème Ziguinchor mooy prélèvement yi bu ko defee day def 48 heures balaa ñu am résultat yi donc laaj nañu am fii au niveau de Ziguinchor une unité de prélèvement boo xam ne mobile boo xam ne daf ñu permettre ñu prélever fii def fi analyse yi comme ça ñu mën a am suñu ay résultats ñu gën a gaaw. daanaka sax Abdoulaye Baldé jëloon na ay ndogal yu bëri ci commune bu muy jiitee ñu gën cee lañ tëj lépp luy marché ca commune bu Ziguinchor ca juróomi waxtu ci ngoon bés bu yàlla sàkk. ca Tambacounda naam amagul benn doomi aadama boo xamante ni am na jàngoro ji di coronavirus waaye mu mel ni ki nga xam ne moom moo di gouverneur ba di Oumar Mamadou Baldé di sàkku rek ñu daal di teg loxo wenn soxna boo xamante ni rek duggoon na ci ndaamaar ba nga xam ne moom mooy daw Dakar Kédougou dañuy teewlu ay kàddoom Moussa Omar Gueye moom moo ko taataan. mooy ba waxtu bi ñuy wax ni Tambacounda amagul cas testé positif au coronavirus donc soo jëlee 15 yi nga xam ne suñu compatriote boobu bi fi jaaroon dem Thiès ñu testé ko 30 cas d'alerte yi nga xam ne suñu mbokk yi jógee ci réew yi nga xam ne heure bi dañoo sonn ci loolu te yegsiwaat ci ñun suñu village plus les 9 yi nga xam ne ci bus bi lañu nekk total boobu mooy le nombre de personnes qui sont suivies ici par nos agents de santé et nos structures médicales au niveau de la région de Tambacounda. ma jeexalee rek benn appel épidémie bi bu ñu jógee ñun ñëpp ku nekk def li ko war mun nañu arrêter propagation. Donc côté touristes yi il n'y a plus de touristes signalés dans les campements. ca Duuba moom xalifa général kullu murit di Serigne Mountakha Mbacké nag daal di jël ab dogal di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ak noddukat yi ñu daal di julli ci li nga xam ne rek moom moo di seeni ay makkaan ngir rek moyu jàngoro ji di coronavirus sax moom moo daal di faat ab Camerounais doonoon ab waykat di Manu Dibango xam-xamam màccoon lool ci wàllu musique dañuy teewlu tënk bi nga xam ne Fatou Kiné Deme def na ko daal di ñuy xamal ak jëmu jooje ñu seetaan. saxophone aar bi ci wàllu musique mi ngi ko njëkk a xam ci ab colonie de vacances mu demoon fa ñu naan Saint-Germain-des-Prés njalbeen mu metti woon gannaaw ba mu lajjee ci baccalauréat ci atub 1956 waaye ay buntu ubbeeku ci moom ñeel wàllu musique Manu Dibango. Emmanuel Dioké Dibango di turam dëgg dem ca Bruxelles cabaret bal cirque ci wetu André Verschuren moom papa Manu daa joué ay variété giseem ak njiital orchestre bu African Jazz Joseph Kabesele tax na tamit mu gën a xam Afrique rawatina ak Kinshasa jamono yooyu ñu daa woowee Léopoldville. gannaaw ba mu delloo France moom saxophoniste bi nag doon ab pianiste bu rock ngir Dick Rivers organiste jiite orchestre bu Nino Ferrer Soul Makossa ci fàttali mooy bàkk ba woon bu Coupe d'Afrique des Nations ci atum 1972 bi ñu amaloon ca Cameroun moom la ñu sàkk woon mu def boobeeb bàkk mu siiwoon lool ba ay waykat yu bari sax ñu gis ni gannaaw bi ñi ngi ko doon abaat ci seeni musique. Mama
bokk na ci Michael Jackson ak albumam boobu di Thriller ci atum 1982 waaye nag amul woon dogalub Dibango ngir jëfandikoo loolee ñu doon ca sax dem yoon di yéeg ak a wàcc arrangement am ca ci wàllu koppar. dund bu bari tukki Manu Dibango demit ca théâtre Apollo temple de la musique afro-américaine bu Harlem moom moomu ñu ràññee lool ci wàllu musique daan dëggal tamit panafricanisme ci wetu ay musiciens africains daan na xeex ngir xiif ba ca Éthiopie. afro-européen négropolitain mu daan ko woowee boppam nit ki ñu ràññee lool ci wàllu musique nag def ay enregistrement yu kenn dul fàtte bokk na ci Waka Africa ci Bango dëddu àdduna ba faw ci juróom-ñett fukki atam ak juróom-benn bàyyi ci gannaaw nag luñ dul fàtte ci wàllug saxophone. jërëjëf Fatou Kiné Deme mbokk yi loolee daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay français wéy leen di des ak ñun ci suñu ay programme ñu wéy itam di leen rek sensibiliser ci jàngoro ji di coronavirus jaa ngeen jëf.